xayma ba mooy baay ba doo ko tontu baay ba ngay tontu mooy stratégie bi nga xam nit ku responsable noonu lay def. Adjara bi Ousmane Sonko gëm naa ni du ko tontu gis naa tey Ndeye Khady moom tontu na parce que moom tonton bi sax ren la nee na daf ko tuumaal ne moom moo ko ne demal nga yàq ëmb léegi nag moom wax jooju moo tax mu ne ko bàyyi na ko yàlla dina la àtte mais foofu daf may intéressé benn point Adjara bi new na violé nañ ko nee na dafa ëmb te wax naa la ni ci njëlbéen depuis mois de novembre waxu ëmb bi mu ngi koy wax Ousmane Sonko moo ko ëmbal nee na tantaam sax Ousmane Sonko au début dafa bañ tantam def na ànd ak moom délégation dem seeti ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko léegi Ousmane Sonko nangu na tantam dégg ngeen ko keroog madame Tall di ko wax bi ñu ko laajee mu ne musul dégg loolu musul xam loolu. Adjara bi Sarr démb bi muy wax barki démb bi ñu ko ne est-ce que da ngaa ëmb daf la ne non loolu du ma ci wax suma vie privée la wax na leen ko 2 fois lan moo gën a privé tëdd bi nga tëdd ak nit parce que ëmb nga wala ëmb c'est la conséquence de tëdd bi mais nangu na ni tëdd na di wax ay wax yu salté def na ma lii ah. ba ñu ne ko est-ce que da nga ëmb mu ne sama vie privée la parce que la réalité mooy Adjara bi Sarr bu ëmbee nañ ko laaj maître El Hadj Diouf ak waa kër El Hadj Diouf peut-être ñoom ñoo xam kan ma ko ëmbal wala ñoom ñoo ko ëmbal je pèse bien mes mots bu ëmbee ñoom ñoo ko ëmbal. Adjara bi Sarr bi mu demee gendarmerie avant mu dem gendarmerie bi mu waxee Ndeye Khady ne ko damaa ëmb Ndeye Khady mu ne ko kan la mu ne ko non dinaa la ko wax après parce que problème la keroog bi mu génnee kër Ndeye Khady ci lundi boobu le 2 la woo Ndeye Khady mu ne ko. maa ngi delloo parce que dañ ma woo à cause de suma biir bi ak yooyu mu ne ko Ndeye Khady ne ko mais yow waxu ëmb bi mu ne ko waxu ëmb boobu ma la doon wax la mu ne ko léegi indil ma an test bi xam nga lu mu def carton bi ñuy def test de grossesse carton boobu la bàyyil jëkkëru Ndeye Khady ne ko bu Ndeye Khady ñëwee nga jox ko ne tër dem yoonam bi Ndeye Khady ñëw jëkkëram bi mu ko ubbilee carton vide la mu woo ko téléphone mu ne noo test bi yaayam tantam moo yor test bi moo ko gardé kenn mësul gis test ba tey bi mu demee gendarmerie commandant devant le capitaine Touré bi ñu waxee waxu ëmb bi nee na moom mësuta ëmb donc Adjara bi Sarr bu ëmbee à partir du 5 février lay ëmb te ñu ko ëmbal nag nañ laaj Sidi Ahmed nañ laaj maître El Hadj Diouf ak ñi nga xam ne góor ñi ko wër góor ñi ko séquestré ñoom ñoo ñu war a wax kan moo ko ëmbal muy loolu moo tax puisque xam na ni loolu ay fen la woon fen la boo xam ne du dafa il faut mu prouver quoi parce que ku ëmb tey xanaa nga am peut-être mu nekk grossesse su éléphant mais bu dee grossesse nit la dans 9 mois dafay am doom donc comme xam na ni fu mu nekk nii fenn yi wër nañ ko moo tax mu tourné mu naan leen ne non lii vie privée la. beneen ñëw ci buñ ko naree xëcc ci loo xam ne parce que gis naa gars yi nga xam ne ñoo ko wëroon parce que du ma leen wooyee ay journaliste pour man dañu trahir journalisme ñu toogoon jàkkaarloog moom bu ñu ko bëggee ubbi seen gémmiñ ne ko aji na nga def métrage non pas ñoom ñu toog noonu couvrir loolu ma bëgg a attirer encore l'attention parce que loolu mooy mettre en danger ay journalistes parce que dégg naa tey l'association des professionnels de la presse en ligne ainsi de suite mu génn ne na dafay artu parce que dañu nar a menacer ñii de mort mais li mu war a def d'abord mooy ñii nga xam ne dañuy violer les règles les codes de base les règles de base du journalisme parce que ab journaliste bu ñu la woowee foofu ñu la conférence de presse soit c'est une conférence de presse soit c'est une opération de marketing et de communication nga wax ko clairement muy public reportage mais doo ñu ne conférence Adji va faire une déclaration ñu ne ay journalistes toog nañu jàkkaarloog Adjara bi Sarr defal ñu ay montage yoo xam ne boo xoolee heure yi sax da ngay xam ne ñii dañuy taxaw en 3 séquences ba pare tappale di fenn nit ñi naan leen ay direct la loolu muy manque de respect bu doy waar. léegi nag quant à Adjara bi defe naa ni nit ñi jarul sax ñu ciy sonal seen bopp parce que prouvé na leen won na leen leneen nag ma wax leen ko muy exclusivité fii ci sans limite parce que waxaguma ko fenn li nit ñi di fàttee ci mbir mooy Maître El Hadj Diouf lu tax muy dee ci jàppale Adjara bi Sarr mu jaral ko lu nekk parce que à la base derrière tout ce complot là il y a Mamour Diallo bu nekkoon directeur général bu cadastre Mamour Diallo bu ngeen koy fàttaliku moo ko Tahirou Sarr Ousmane Sonko ñoom lu tuumaaloon affaire 94 milliards yi ba Macky Sall dàq ko Mamour Diallo son avocat moo doon Maître El Hadj Diouf Maître El Hadj Diouf mooy avocat Mamour Diallo moo taxoon fu mu toll woon di saaga Ousmane Sonko di ko waxal lii di ko mu nekk noonoo ak Ousmane Sonko tey jii am na opportunité ci coup boo xam ne Mamour Diallo loxoom mu ngi ci biir moo tax tey El Hadj Diouf taxaw ci taxawaay bi mais taxawaay bi ñu taxaw ñun lay menacer seen menace la sécurité du Sénégal il menace la vie de tous les citoyens sénégalais donc jot na ñu waxaat encore ak ki nga xam ne mooy seen kilifa mooy ki nekk ca xayma ba mooy Macky Sall na wax ak Maître El Hadj Diouf na leen artu parce que fu mu nekk nii ils sont en train de fragiliser même au-delà de la du régime de Macky Sall mais ils sont en train de fragiliser la démocratie et les socles même ñi nga xam ne ci le Sénégal tegu su ma la nee Maître El Hadj Diouf yemuma ci loolu
parce que Sow maître Sow mi ñuy wax ni moom moo bind lettre bi mu di ko bañ mais Sow moom goro la ci Mamour Diallo encore ça revient à ñoom yaa may dégg un groupe d'individus ñoo xam ne dañuy def ay délits parce que li ñuy def crime la sax du délit luubal lu mat 94 milliards ñu tuumaal leen ci loolu mais yéen pour ngeen blanchir pour ngeen couvrir ki leen tuumaal ci loolu il faut ngeen fexe nu ngeen ko faagaagalee ba pare état bi nga xam ne Macky Sall la moo ko représenté ne lii opportunité la coup la boo xam ne dama koy jëlee moom mbubboo ko ma régler compte Ousmane Sonko. yaakaar naa ni juste rek ñu dugal suñu dernière question am nga sànq sax foo ko waxee te mooy rôle journaliste yi ci affaire bi mu mel ni rek ñu ngi def liggéey bu am solo en tout cas pour ñenn ñi nga xamante ni nii ñu ngi ci sóobu mais malheureusement am na ñoo xamante ni dañoo jàpp ni parfois journaliste dañuy def traitement boo xamante ni dafa xaw a far. am na sax ñu dem ba ni itam ñi nga xamante ne nii dañuy invité seeni télé ñi nga xam ne dañuy chargé Ousmane Sonko dañ leen di attaqué gis nañ fi ñoo xamante ne menacé nañ leen de mort de l'autre part aussi koo xamante ne nii invité nga kuy défendre Ousmane Sonko ñu ne yaa fi nekk tey jii vous êtes journaliste d'investigation man it ma nekk journaliste en puissance bu ñuy laayante biir tey jii nii qu'est-ce que ça vous fait situation bi nga xamante ne nii moom la ñu nekk di dund mais itam soo amoon message bi ngay lancé askanu Sénégal sur le travail bi nga xamante ne moom la taskati xibaar yi war a def ci traitement de l'information générale lan lay doon. su ma doon wax ci loolu ñaari discours laay am d'abord sama naataango journaliste yi nga xam ne dañu choisir seen camp parce que mën nañu ne. Se prononcer déjà c'est prendre un camp choisir son camp ñun choisir nañu man Kéwoulo en tout cas choisir naa sama camp mooy le camp de la vérité ànduma ak Ousmane Sonko ànduma ak Macky Sall ànduma ak keneen askanu Sénégal laa àndal parce que ba keroog may sangoo suuf kenn du ma ne 2 plus 2 égale 8 2 plus 2 ba may juddu ba léegi ba ma koy dëgg 2 plus 2 égale 4 kenn mënu ma gëmloo leneen asamaan si su ma tiimee ci kaw damay gis asamaan kenn mënu ma ne non asamaan ci suuf la nekk ma ànd ak yow parce que yaa ma neex du ma ko defal kenn donc loolu mooy sama choix mooy ci loolu mooy ci dëgg. tey jii Sénégal les prémices yi ma gisoon ca Côte d'Ivoire yooyu ñu ngi commencé am fii mooy lan 2 camps moo fi nekk wala 3 camps am na ñoo xam ne parce que lu ngeen ci xamul yéen ay gone ngeen yéen ay jeunes journalistes ngeen ça ne se passe pas à votre niveau beaucoup d'argent ont été dépensés. xaalis bu bari jox nañ ko ay nit pour nu jàppale leen ci seen caaxaan bi parce que question de vie ou de mort la bu ñu leen joxee alal am na ñoo xam ne jël nañ seen alal assumer nañu seen rôle jël nañu xaalis boobu xaalisu nger boobu jël nañu seen responsabilité dañuy assumer taxaw lépp luy dëgg ñu ne ñu du dëgg ñoom li ñu bëgg mu nekk dëgg mooy doon dëgg am ñoo xam ne nag encaissé nañu ñu ne tekk jàpp seen jàmbur am na ñoo xam ne nag kenn mënu leen dugal ci nger kenn mënu leen dugal ci kaay leen ngeen saaga diw ñu taxaw benn côté bi mooy sama classe gii léegi nag ñax bu lakk bu wow dana lakk bu tooy tax na tey bu gars yi di woote di saaga journaliste di menacer journaliste nañ ci boole sax koo xam ne yoonam nekku ci foofu laa yeggee deuxième point bi surtout balaa maa yegg foofu gis naa tey déclaration wu appel association des professionnels mooy sama xarit bi association bu muy ñeneen tey dañu saaga waa Dakar Actu dañu saaga waa Leeral Dakar Actu xaw ma lu ñu leen reproché Dakar Actu mësuma leen gis man ci parparloo boo xam ne damay ne lii duut naa ci baaram ñii ñu ngi indi fi fitna mais liggéey beneen boor bi nga xam ne Leeral mu ngi koy def mu def ko nee nañ am na yeneen organes yi ci ànd mais vidéo boobu ma gis man dafa nekk une insulte à mon intelligence mais aussi c'est une insulte à l'éthique et à la déontologie balaa kenn di leen wax askan wi leen artu man dama bëggoon ñoom ñi nga xam ne ñoo yor correct ñoo ci war a njëkk jóg ñu wax si Synpics wax ci parce qu'ils sont en train de mettre en danger des citoyens ñoo xam ne ñu ngi exercer le métier de journaliste su ma waxee loolu ma ci pare ma fàttali leen ni man Babacar Touré ak Kéwoulo dañ doon def liggéeyu journalisme kase ma yónni samay équipe dépêché leen ñu dem fële muy Ourossogui dem tàllal micro waa Ourossogui ñu wax li nga xam ne moo leen naqari parce que seen maire dañ ko jiiñ juuj njaaj dañ ko jiiñ détournement dañ ko jiiñ muy jaay terrain yoo xam ne moomu ko ba pare mu jaay insolence reewande bu mat sëkk jaay ko waa Ourossogui di leen jël ay bandi fii comment on appelle an mu di leen dugal ci oto ñu dem di tëkku nit ñi Ourossogui yi di leen dóor
sama journaliste yi dem fa maître Moussa Bocar Thiam laay wax avocat bi moom ci boppam ànd ak ay voyous ñoo attaqué sumay journaliste dóor leen damm seen caméra danaa ci porter plainte parce que booba léegi taluma ko woon danaa ko porter plainte ñu yàq samay caméra waa appel bii appel mësuma gis ñu génne benn déclaration di condamner loola Dakaractu condamné na ko gis naa yeneen ak yeneen ak yeneen média ñu condamné ko voilà une agression physique réelle sur des journalistes mais appel mësu ko condamné donc muy benn affaire boo xam ne muy wane ni dañuy choisir seen camp ñan la ñuy àndal ak ñan la ñu àndal peut-être dinañ ne affilié wu ma appel dëgg la affilié wu ma mais su ma gisee ni ñu doxalee bëggatuma sax affilié foofu ma ñëw ci beneen aspect bi wax sénégalais yi ne leen am na ku daan wax ni je ne suis pas d'accord avec toi mais je me battrai pour que tu continues à dire ce que tu dis ànduma ci li ngay wax bëgguma mënuma nangu li ngay wax mais dinaa xar sama tànku tubéy xeex ba ngay continuer di wax la ngay wax parce que lan la mooy la ma la waxoon ci njëlbeenu waxtaan bi ku wax feeñ Adji Raby Sarr bi ñu doon wax nit ñi kii dof la ñu doon wax nit ñi kii matul ñi doon wax nit ñi fenkat la dañu foog ne non kii dafay attaqué kii dafa contre Adji Raby Sarr wala yu mel noonu mais keroog bi Adji Raby Sarr waxee ñëpp taf nañ seen nopp ñi nga xam dañu choisir ni ñoom dañuy wayaan ñii dañuy sama mbayaan nañ leen bàyyi ñu sama mbayaan parce que sénégalais dofuñu quoi nit ñi dofuñu ñoo moom seen internet ñoo moom seen connexion ñoo moom seen fu leen neex ñu visiter ku leen wax dëgg ak ku leen di fen bu fekkee ne au début comprendre ñu bu ñu yàggee dinañ comprendre donc ma foog ne la meilleure sanction bu ñu leen def bu ñu leen saaga bu ñu leen menacé de mort bu ñu leen dóor meilleure sanction mooy ñu boycotter leen tout simplement ñu bàyyi leen ñu nekk seen coin di wax la ñuy wax ñoom ñu choisir ni su ma bëggee information bu impartial su ma bëggee information bu dëggu fii ak fii ak fii ak fii laa jëm man pour man loolu mooy sama xalaat loolu laay ñaan sénégalais yi. waxtaan wi am na solo ñu bàyyi rek nga joxe say kàddu yu mujj ba beneen yoon rek. waaw jërëjëf kaddu mujj bi comme saa su ne rek li muy doon mooy ñaanal Sénégal jàmm di ñaan suñu borom mu musul ñu ci waa kër ñàkk jàmm képp koo xam ne nag nar na jóg fexe ba indil ñu fitna yàlla nañu yàlla musal ci yow ak say pexe loolu daal laay ñaan suñu borom di sakku it waa Sénégal ñu continuer di julli kenn ku ne ci ki nga gëm muy catholique ba muy musulman ba wala muy leneen waa Bois Sacré sama mbokk yi maa ngi leen nuyu it ñoom it mën nañu dugg ñu ñaan Sénégal ndax jàmm am ndax bu jàmm amee dañu mën a tal di dem ñu mën a def ay interview wala dem marché wala di protéger sa jabar wala policier bi di xëy commissariat ba di dem parce que li nit ñi comprendre ndeysaan bu fitna bi amee kenn mënutul déposer benn plainte pour mu dem inspecteurs yi amuñu temps enquête gendarme yi amuñu temps enquête boole ci kenn mënutul protéger dañu violer benn xale bu jigéen la ñu ne mais ak bu fitna dëgg-dëgg amee ñaata jigéen la ñuy violer parce que ba léegi ñu ngi dégg ay récits yu doy waar ay jigéen ñoo xam ne violé nañ leen fële ñii naan violé nañ leen fële coow li dina génn mais nag wax dëgg yàlla bu jàmm amee yooyu yëpp mën nañ koo éviter loolu laay ñaan yàlla mu lay sakku si sénégalais ñu di ñu ko ñaanal. monsieur Babacar Touré nekk journaliste d'investigation ci Kéwoulo di leen jaajëfal itam mbokk internet yi ci ànd bi ngeen ànd ak ñun di leen jox dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.